li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna. mu mel ne imam Mbaye Niang dafa mel ne foofu Fatou Sow Sarr génn moom mel na ñëw am na joxe na ci xalaatam ba ne bu kenn wax islam confrérie amul islam nangam amul ok islam confrérie am na li nga xam ne noonu la école la rek bu ñu nee école islam confrérie école la ni école salafi yi am école chiite am noonu la école soufisme am école tasawuf ci la turuq as suufi yi génne muy at tariqa tijaniya wal qadiriya wal muridiya ak yeneen yi fi nekk. problème bi nga xam ne am na gis nañ ko nga xam ne wax nga ko léegi nee gisuñu Sénégal kuy takk bomb yàlla bu ñu ko fi gis gisuñu kuy explose yàlla bu ñu ko fi gis waaye xoddi ko bala ngaa lakkale ndax la xew Nigeria xew Mali xew Arabie Saoudite ba ni may wax Yaman la fa xew loolu kenn ñaanu yàlla mu dugg Sénégal waaye idées yi yataal loola idées yu mel noonu afkaar yooyu am na fi biir Sénégal am na fi nan la fi amee mooy jàng ngeen gëstu ngeen am na ñoo xam ne dañoo jàngoon bitim réew yor pensée salafisme bind nañ ay téere ay livre am na ko xam bind na taqdisu astas fi fikr suufi bind na ko def ci teesam boo demee ci biir téere boobu li ñu mën a tuddee terrorisme verbal ma nga ca ndax bu fekkee da nga mën a jël traité tariqa suufi yi mu islam confré bi nga ne ahlu bidaa lañ ahlu shirk lañ dañuy bokkaale yàlla la ñuy def yàlla digalu leen ko wax ci wax yu yéeme kooku terrorisme verbal def nga ko donte defoo terrorisme acte boo xam ne yóbbu na ci ay takk ay bomb ak yooyu waaye dafa mel na loolu mu bind bu fekkoon ne nit ñi topp nañ ko ci nit ñi continué nañ ci kon la xew Mali ñu dem ba daaneel Tumbuktu mën naa xew Sénégal dañu wax rek les réalités waaye alhamdulilah Sénégal dañoo dëgër d'accord la xew Mali mënut a xew Sénégal ndax dañoo taxaw Sénégal dafa am kàngam yu taxaw yoo xam ne ngelaw lu ëpp Mali mënut a ëpp Sénégal waaye téere bi ma lay wax moom bind nañ ko muy taqsidu askan fi fikr suuf yi am borom xam-xam mag boo xam bind na ko sa xarit la jeex na lam ca traité ñun waa tasawuf ñëpp teg nañ seen bët lim ci traité tijaan yi ñëpp teg nañ seen bët lim ci traité murid ñëpp teg nañ seen bët am na keneen koo xam ay imam la bokk ci seen kuréel googu bërki démb rek wax na fa waxaat yu garaaw yu doy waar donc ñun juguñu ngir xeex ak kenn waaye dañoo jug pour éveiller les consciences pour yéen nit ñi pour ñu moytandiku li xew Mali bañ a xew Sénégal ndax buñ bàyyi woon waa Mali bu fekkoon dañoo amoon ñu mel na Sénégal taxaw affronté ñooñu delluwaat leen ginnaaw kon boobaa dafa am waaye alhamdulilah rabbi mi yàlla dimbali ñu am mag ñu baax ñu nekk Sénégal ñoo xam dañoo yor ci islam confrérie yar nañu ci paix ak tolérance donc moo tax alhamdulilah rabbi yàlla duñu dimbali waaye nag xoddi ko balaa yaa ayyuhal lazina xudu hidrakum kon loolu mooy li nga xam ne moom la Fatou Sow Sarr doon wax vraiment ñu ko ci félicité bu baax a baax di wax ne fee yi moom am na waaye nañ gën a taxaw rek ngir bañ seytaane bañ a am ci réew mi jàmm yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. boo gisee Sénégal daanaka député yi dañ leen a tënk loolu moo ko indi moom nag amoon na sens ndax 11e législature député de l'opposition la woon comme man tey ndax tey ji su ma jëloon tey procès bi ba koo porté bu ma demee it ñoom duñ ko xool sax ndax lan Cheikh Bara Dolly président groupe parlementaire bu opposition bi moo ko fi indi duñ ko xool sax moom nag amoon na beneen sens ndax ci 12e législature 2012 bokkoon na ci majorité bi nekk membre ci bureau assemblée nationale ci yow imam xam nga ne bureau bi balaa député yi dara nun bureau bi ñooy toog wax ci tënk président bu bindee bureau la koy jox président bi indi ko teg ko ci kanam bureau bi ñu discuter ji ba d'accord ci wala d'accordul ñu yóbbu ko commission bu demee commission door a dem plénière kon bi nga nekkee jamono bi nga nekkee ci majorité bi mécanique bi amoon nga sensu manoon a def proposition de loi bi foofu nag danaa la laaj imam lu tax defoo ko woon loolu daal xam naa ay kii la rek yu ma ci lii di sant mboolem ñi fi teew ñëpp incha allah nun daal bu soobee yàlla danañu dem wax da ngeen ñu ci dégg waaye nag gëm nañu ne mënuñ koo jàllale ndax opposition bi député opposition bi bëriwul majorité mécanique bi ñoo mën a jàllale ci lépp lu ñuy jàllale day fekk président ba ànd ca nun comme déggoowu ñëw moom bu ñu ko porté it coow lay indi rek mën na yëngalaat réew mi nag pour kilifa diine mën a wax bu ñu waxee mën naa am bu boobaa seen majorité mën koo jàllale ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. xam naa du jar ñu yàggal kàddu gi ndax li ci am solo ci débat bi daanaka ñu juti ñëpp wax nañ ko débat bu yàgg la débat code de la famille di ci profité wàlle di wax ne li sëñ Mbaye Niang wax loolu dal na ma assemblée nationale en 2003
en 2003 defoon nañ li mu def noonu defoon nañ ko en 2003 muy introduire benn projet de loi portant révision du code de la famille waaye maanaam li ko ci daal moo ma ci dal kon loolu dafa mel ne kon dafa am problème politique bu posé ci Sénégal donc débat bi nag li mu génne mooy dafa mel ni kon il faut ñu porter plaidoyer bi ak waxtaan bi ci yeneen niveau moo tax ma naan sëñ Cheikh Abdou du ma ko sant du ma gërëm sax ndax sant ko gërëm ko ma gërëm sama bopp sant sama bopp waaye dama koy ñaax ci li nga xam ne def na ko muy jëf ju réy ji kon la ma doon sàkku mooy ci recommandation yi ñu porter débat bi ci beneen niveau muy ci la plus haute autorité politique de Touba je veux dire le khalife général des Mourides parce que débat la boo xam ne nii ay magam ku mel ne Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma porté woon na ko moom jàpp naa ne bu doomu Serigne Cheikh Mbacké ñëwee répété waat histoire bi ak moyens yi nga xam ne am na ko moom tey ci ay cadres yu fi nekk ay borom xam-xam yu fi nekk ci ay mbokk yu fi nekk ak ñoo xam ne nii xëy na danañ ko ànd ak moom débat bi ak liggéey bi jàpp naa ne day war ci recommandation yi li ma jàpp mooy kuréel gii ñu gis ak Serigne Mountakha Mbacké moom mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi am baat ci Sénégal su ko defee lu mel na ñoom ak ñu mel na ñoom débat bi di law su ko defee jàpp nañ ne loolee waajur ñu bëggoon ak i magam ya danañ ci mën a am résultat bu soobee yàlla kon foofu rek laay mën a porter débat bi di sant bu baax di gërëm ci ni ñu associé ci liggéey bu toll nii ci réflexion bi di leen sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waxtaan wu rëy bu am solo bi nga xam ne mat na sëkk yitte nit ay kilifa jóge fu bari ñëw teew fi ngir loolu ñu ngi leen ciy sant ndax xam nañ ni lislaam ñor na leen xam nañu ne problématique la boo xam ne kenn ku ne yaa ngi ciy bàyyi xel loolu lu am solo la man nag xam naa wax bi dafa ma xaw a bett tuuti waaye nag am na observation bu tuuti rek boo bëggoon a def di laaj sunu mbokk mi nga xam ne juge la mu mel ne jot naa ni ñu ëpp ci ñuy àtte mu dem ci mbiru sëy nit yi taax yi ñoo ci ëpp waaye sunu mbokk yi nga xam ne ba léegi desee na kilifteef néew ko bari donte ne ay nit mënu ñoo ñàkk problème defe naa ne am na yeneen i instance yu nga xam ne dañ fa jaar bala ñuy egsi tribunal te ay instance lay doon yoo xam ne ñu ci ëpp bala ñu faa jógee mën a am consensus ci la leen naqar loolu lu fi yàgg la woon léegi nag dem nañ ba tribunaux yi bari na nit ñi maîtriser wuñu sax yi lay du jar mën a dem tribunal ak conséquences yam mën a jóg waaye mer nga fi bar fit am nga foo xam ne mën nga faa jawale rek daal di wax saw naqar loolu bari na ci waaye code de la famille bi dafa mel ne ñenn rek la concerné waaye concerné wul Sénégal te Sénégalais majorité musulman boo xam ne ñi ci ëpp jànguñu tubaab xamuñu sax seen constitution la mu wundu mënu caa mën a jekki benn pàcc rek ci constitution bi di ko mën a dund loolu mënut ne kon dafa mel ne benn franche rek la concerné waaye concerné wul ñëpp te li mu concerné ñëpp it xamuñu ko ma jàpp ne aussi bien code de la famille que constitution sénégalaise lenn lu ci ne rek waroon na mën a koo dëppale sëñ bi wax na ko nee ne tubaab bi dañu ñu dem ba ñu demee nag waxuñu ne tubaab bi kat dem nañu lii lañ fi bàyyi waaye ñun lii lañ moom nan lañ mën a gam-gamlee liñ fi bàyyi ak li ñu moom ak nan lañ ko mën a rafetale defe naa loolu étape boobu jaaruñu ci kon defe naa problème yu bari
moo na ko andil man defe naa ni code bi benn la ci rek waaye man constitution sénégalaise laay wax ne dëppoo ak suñuy réalité benn firnde it mën naa ko ci wax mooy lu mel ni limite d'âge d'aller à l'école 7 ans xam nañ ne buñ nee gone bu amee plus de 7 ans mënul dugg école yaa ngi koy xañ njàngum alxuraan loolu contrainte bu mag la mosuma gis benn parlementaire wax ci mosuma dégg benn proposition bu jëm ci côté boobu waaye contrainte bu mag la ci jàngkati alxuraan yi ndax juróom-ñaari at âge dugg alxuraan la jàng boo nee bu ko sa doom amee lu ko ëpp du dugg école kon yaa ngi xaj kee mu jàng alxuraan wala kee nga xañ ko mu jàng école wasalaamaaleykum wa rahmatullah li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna